asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. dama bëggoon jiital sama nuyoo chef de village Kana Sène su ma ko nuyoo nuyu naa chef de village commune Notto Diobass yëpp waaye surtout nag chef de village yi fi teew ñu ngi lay gërëm chef de village di leen sant seen teewaay. ma nuyu sunu kilifa diine yi le curé monsieur le curé Benoît Ndione ñu ngi koy nuyu di ko sargal di ko gërëm bu baax di rafetlu ay kàddoom yi di nuyu imam Omar Sène buñ ko nuyoo nuyu nañu kilifa diine sange yëpp moom abbé imam ratib Idrissa Ndione di nuyu sunu ustaas yi ñu fi teew imam ratib Idrissa ñoom Cheikh ak ñëpp di nuyu imam ratib Idrissa Ndione di nuyu njabootu imam Babacar Faye te yàlla moom ko fan yi yàggul ñu koy ñaan yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di nit ku baax nit ku bëggoon Sange bëggoon Diobass di nuyu sunu jigéen ñu jàmbaar yi di leen baalu àq ndax toogaay bi yàgg na sànq Rose Ciss ma wax seen tur Rose ñu ngi lay gërëm say kaddu gi rafet na am na yéene maa ngi nuyu jigéenu Sange jigéenu Diobass yépp di leen wax ne yéen lu ñu leen defar rek doyul ndax ay jàmbaar ngeen am ngeen gor te tey ngeen seen dignité kon Rose maa ngi teg sa loxo sama nuyoo sama admiration pour jigéen ñi ma jàkkaar lool ci seen pas-pas ci seen engagement ci seen bëgg seen dëkk te doole wuñu ko ak coow lu bëri di nuyu la jeunesse de Sange bi nga xam ne moo organisé ndaje bi te Aziz ak El Hadj ak Abbas Ciss ñoom ñu saytoon liggéey bi donc ñu ngi leen di féliciter Aziz y ak toute la jeunesse ak comité d'organisation bi yëpp ñoom Adja Ndeye Mbeng ñoom Diatou ñoom Assou Sène ñoom Seynabou Sène ñoom Guignane Diouf ñoom Fat Thiandoum yéen ñëpp ñu leen di gërëm ci comité d'organisation bi ñoom maire Awa Sène ak ñëpp di nuyu sunu kilifa yi fi teew te seen yaram sutante ñu mën ci ràññee sunu kilifa Adama Sène Djibril Faye El Hadj Ousmane Diouf sunu xarit te ñu nekk sama ay nijaay ñu nekk sama ay waajur di nuyu nag sunu njabootu ministère de la santé ma taxaw fa tuuti nag maa ngi nuyu bu baax sama xarit le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne gannaaw yàlla lii ñu indi fii tey ci loxoom la jaar ba mu egsi fii ci Diobass li ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax waroon na ñëw tey waaye démb dafa amoon ndaje bu mag mu amoon ak chef de l'État moo waral tey mu xat ci moom kon monsieur l'ICP Ndaw infirmier chef de poste ñu ngi teg sunu nuyoo sunu ngërëm ak sunu cant au ministre de la santé ci sa loxo nga eggee ko au médecin de district eggee ko au directeur général de la santé ba ci ministre bi maa ngi nuyu njabootu santé bi yëpp di nuyu ñoom Karim Diouf ñi nga xam ne ñooy saytu santé fii ci Sange Karim ñu ngi lay ndokkeel di nuyu aussi le centre privé catholique de santé bi nekk fii sœur Ostensa yaakaar naa nee nañ moom mu ngi fii ñu koy nuyu di nuyu aussi notre frère docteur Amadou Mbaye Diouf di la sant sa teewaay fi nga jóge sore na ñëw nga ba fii vraiment jërëjëf
di nuyu nag village yi fi ñëw yëpp muy Kisan di Ngol Fañe di Dias di Palam di Kër Baara Pël Ceewu Daqa Mbay Biibiraan Kër Jëmb Kër Baara mboobay dëkk yi fàttewuma kenn. kon sama kaddu nuyoo la kaddu cant la damay jël rek ci li le curé Benoît Ndiol wax sànq ci ambulance ni mu ko firee yaakaar naa ci olof xam-xam la boo xam ne ku nekk war na ko mën a gànnaayoo looloo tax lii ñëw lii musiba yëkkatiw ko déedéet dafa fekk doomu aadama wér-gu-yaram ak feebar ñooy ànd ndax yàlla ci boppam lu mu sàkk rek sàkk na contraire am du noonu imam yi yéen yi jàngal diine yàlla rek mooy kenn moom rek mooy kenn kon lu am rek son contraire est devant dund ak dee ñoo ànd wér-gu-yaram ak feebar ñoo ànd xam-xam ak ñàkk xam ñoo ànd bëgg ak bañ ñoo ànd kon lii dafa bokk ci àddina mu nekk loo xam ne it infirmier chef de poste wax na ko sànq 12000 habitants ñoo wër bërëb bi fukki junni ak ñaar te ambulance moo fi taxaw parce que en fait le problème politique boobu la comment se fait-il que 12000 habitants vivent dans un terroir et qu'il n'y ait jamais eu, depuis l'histoire des temps, une ambulance médicalisée pour transporter les malades? C'est ça la réponse politique. Dès que vous avez 5000 habitants, et évacuation, l'Iros doit avoir 100, kilomètres. C'est cela qui n'est pas acceptable en 2017. Comme nous sommes de politique, moi, est-ce que à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité politique, est-ce qu'ils ont assumé leur charge? dama ne jaaduwul fukki junni ak ñaari doomu aadama dëkk ci ab bërëb et bu ñu war a évacuation da ngay def stop ci yoon bi ramasser kenn koo xam ne dafa doon dem Ndakaaru mu wëlbati oto bi yóbbu sa malade Thiès faj ko. lii nag seen liggéey la de Ndeye Mbengue yéen a ko moom man dam ci nekk jaanu ngeen yónni rek waaye seen liggéey seen organisation fexe ba bu élection jotee ngeen gagné moo leen jox lii kon yéen a ko moom du Aliou Sarr tàccu leen seen bopp. C'est le résultat de votre travail. dama ne c'est le résultat de votre travail yéen a ko liggéey ndax bu ñu jógee fii dem gis naa ñu fi nar a ñëw di taxawaalu di expliquer lu ñu xam ak lu ñu xamul dama ne lii askan bee ko moom de bu fi kenn ñëw nag ëllëg nan da ngay mbubboo loo xam ne liggéeyoo ci lenn yéen a ko moom ci njëlbeen yéen a ko moom ci biir yéen a ko moom ci biti. Docteur Babacar Thiandoum yaa arrivé. kon li may bañ ndax dama ne Sange lu fi xew rek yëg naa ko ñiy doxantu guddeeg ñiy doxantu fajar ñëpp dégg na de. nañu xam ne fii moom lu fi xew rek yëg nañ ko donc soxna Ndeye seen liggéey la de. non moom kay xam naa loolu. moo tax ma ne leen maa ngi leen di gërëm bu baax nee nañ ma léegi docteur Babacar Thiandoum excellent gisuma ko de docteur dafa war naa ja Dakar parce que sànq la ma noonu wax dëgg yàlla dafa amoon ay xat-xat moom mooy directeur hôpital polyclinique bu Dakar nekk aussi doomu Jabaas docteur waroon nga ñëw ñu gis la nga. Nous avons la chance am ay doomu Jabaas yu nekk ay médecins yu mag a mag kii mooy docteur district Mbaye Diouf Guinguinéo moom mooy non mon frère lii sa liggéey la. Babacar. ça va kon yaakaar naa Babacar yaa ngi sa mbokku santé yi su ngeen
su ma paree nañ la jox kàddu nga sànni ci kàddu parce que mënoo ci bañ a sànni kàddu. kon man sama kàddu foofu laa koy yemale gërëm leen bu baax di wax nag comité de gestion bi ñun du ma ne pare nañ ci de ndax kat nee nañu man mii di wax ak yéen sax mën naa soxla ambulance bi xëy na suba mu soxla ko xëy na gannaaw suba on sait jamais parce que aussi c'est la vie hein. waaye li am solo mooy ñi koy gérer man de am naa ci yéen confiance parce que yéen population yi lay gérer yéenay tànn ñi leen doy ñu saytu ko ICP yéen fi nekkal ministère de la santé ku tëral loo xam ne dëppoo ak li santé laaj mais ngeen réglé ko kon yéen askan bi lii seen alal la gérer leen ko na mu gën a rafete pour la population di Diobass jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. di leen sant ci taxawaay bi teewaay bi rafet na jigéen ñi solu ñu na taar bi jëkk na kaar lii nga xam ne moom la ñu nar a def fii tey muy ambulance bi ñoom ñooy taxawal fii gannaaw yàlla Alioune Sarr mii indi ko suñu maire suñu député ñu ngi koy gërëm di ko sant monsieur le maire boobu ñu ngi koy gërëm di ko sant Alioune yow mënuñ la fay Diobass taxaw na Diobass teew na maa ngi nuyu mbokki autorités yi fi teew muy chef de village yi nga xam ne ñoo fi teew d'abord di nuyu imam ak représentant yi fi ñëw di nuyu imam Omar Sène bi nga xam ne mooy imamu Duuka ak imam Idrissa Ndione ñi nga xam ne Cheikh Ndione moo ko représenté fii di leen gërëm di leen sant seen teewaay ak sunu xarit wala suma xarit boog muy abbé Benoît Ndione nee naa ko sànq yow yaay sama soppe yaay sama xarit moom abbé Benoît Ndione maa ngi gërëm itam aussi di teewaay journaliste yi fi ñëw vraiment liggéey bi rafet na teelu ngeen ko di leen gërëm di leen sant bu baax monsieur Alioune Sarr lii nga xam ne moom nga ñu defal tey bettuñu ndax toujours yéen da nga leen wax ne lépp loo xam ne lii soxal na Diobass man maa ngi ciy taxaw guddeeg bëccëg te yow noppeewoo di ko def ñun duñu def dara bu dul gërëm la sant la yàlla nga xam ne moom nag moo am lépp mun lépp tey def lépp yàlla suñu borom yàlla na la ko yàlla defal ba mu doy sëkk moom Alioune Sarr yàlla na la ko yàlla defal ambulance bi nga xam ne moom nga ñu indil yàlla na nekk suñu njiglaay yàlla na nekk loo xam ne léegi ku fi dugg yàlla na génn ci jàmm ku fi dugg rek yàlla na génn ci jàmm ñun ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Alioune Sarr ñun suñu dee wax tey sant bi itam aussi du landi ndax képp ku fi wax tey day wax rafetaayu lii nga xam ne moom nga fi teg jëf ji geste bi rafet na ñu ngi def dara bu dul ñu koy teertu ak ngëneel yéen waa Sange yéen waa Diobass ñu ngi leen di wax ne Alioune Sarr bàyyi wuñu ci gannaaw te duñu it ñu di ko bàyyi gannaaw ñun ñu ngi ci sunu gannaaw maire muy Alioune Sarr di yëgal président de la république ne gannaaw yàlla amuñu kenn muy Macky Sall amuñu kenn bu dul Alioune Sarr su ko jàppalee rek jàppale nañu su jàppalee rek jàppale du Diobass ñun Diobass la ñu am képp ku fi yëngatu di def lu baax itam aussi yow da ñuy dimbali ñun waa population Diobass kon dañuy wax président de la république Macky Sall nañu teyal Alioune Sarr bu baax a baax a baax a baax a baax lépp loo xam ne lii Alioune Sarr jublu na ko tey waa Diobass dañu fay ñëw lépp loo xam ne lii Alioune Sarr Macky bëgg na ko ci Alioune Sarr incha allah Macky Alioune Sarr su teewee rek ñun teew nañu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. maa ngi gërëm aussi monsieur le curé maa ngi gërëm aussi imam yi nga xam ne ñoo fi nekk maa ngi gërëm population Sange yëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul di leen wax ne man doomu Sange laa te lenn rek laa gëm mooy ne nit ku nekk fi nga nekk da nga war a defar bul xaar monsieur le ministre parce que monsieur le ministre li mu war a defar yëpp bëri na te mënut a defar yëpp donc je pense que ku nekk si ñun ñii yaakaar naa ne tey am na yenn problème yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko fiy wax yaakaar naa ne ku nekk même soo joxe woon 1000 francs wala 2000 francs sax ñu dajale ko yaakaar naa ne ministre lu muy defar du bëri parce que tamit aussi c'est bon ñu ne monsieur le ministre lii monsieur le ministre là
mais li am solo ñun tamit monsieur le ministre nu mu amee wàll pour defar ñun tamit noonu la ñu amee wàll pour defar. Participation citoyenne. Participation citoyenne man biñ ma waxee problème mu table d'accouchement bi ma table de constatation bi ma jël ak tensiomètre électronique bi dañ ma ko wax Jibi Sène mii moo ma ko wax dama ko def gaaw parce que dama jàpp ne rafet na trop monsieur le ministre mais xam naa tey soo ko laajee li nekk si bopp bi bëri na li nekk si notam bëri na mais ñun tamit nañu xool suñu bopp xool ñun tamit lan la ñu war a mën a defal pour poste cas de santé bi lan la ñu war a mën a defal pour suñu dëkk aussi c'est important parce que man mii di leen wax ni bokk naa see association xeex nañu def nañ lu nekk mais c'était un peu difficile mais man damay jàpp ne biir association ñàkk biir association loo mën a defal sa waa dëkk da nga ko war a def te bul si xaar kenn ñun ñëpp fi ñu toll nii rek kay suñu dajale woon ku nekk 1000 francs yaakaar naa ne lii danañ ko defar duñu xaar ministre te ambulance bi nekk na geste boo xam ne geste bu am solo la parce que man district bi ma nekk jox nañ ma si ñaar tey biñ ma waxee ne Sange mooy am benn ma ne ji bi man damay ñëw parce que c'est un acte de haute portée citoyenne parce que tey nit koo dimbali rek mu sonn nga dimbali ko tuyaaba bi kenn mënul xam naka la tool nit da ngay def dara doo xam waaye yow mal xëyam yàlla soo jàkkaarloo yàlla dina la li nga def dina la ko fulandil ba nga xam ne li nga def lu baax la donc c'est extrêmement important que ñun ñëpp ñu xam ne du ministre du commerce rek moo war a defaral Sange ñun ñëpp dañu war a jël suñu doole ak suñuy matuwaay xool nu ñu defaree dëkk bi man loolu laa gëm ministre du commerce ministre de la santé def nañ lu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax c'est important te di leen ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla doon sutura ñun ñi fi nekk yëpp yàlla nañu yàlla may gudd fan defal ñu wér gu yaram te ambulance bi nag du mbégte ñu fiy dugg bii soo sonnee rek nga siy dugg soo bañee sonn nag da ngay teel di dem hôpital parce que soo feebaree da ngay teel a dem ñun ñu ngi koy wax recours précoce aux soins parce que feebar soo xaaree ba mu garaaw fooy mujj ambulance bi ngay mujj ambulance bi ngay mujj te yaakaar naa ne ambulance lu baax la waaye nañ ñaan yàlla buñ si dugg lu bëri parce que suñ si duggee lu bëri rek dafa mel ne wóoruñu waaw kon ku feebar na nga dem faju ku sa bopp di métti am tension nga dem faju jigéen ñi warul ñi ku nekk na nga dem defi say consultation prénatale def say consultation prénatale dina tax ba yow nga am sa wérgu yaram amal naa peut-être ambulance too si am wàll donc suñu duggee si ambulance rek nga xam ne jàmm amatul donc nañu fexe ba jàmm di am di en tout cas bëgguma woon wax parce que administrativement ICP bi moo fi représenté ministre de la santé man sama gar laa fi mais en tout cas di leen wax daal man taxaw naa pour jàppale ñëpp si développement Sange si développement sanitaire bu Sange kon su ma gisee nit mu def lu baax man tamit damay ñëw won ko ne vraiment li nga def kontaan naa ci neex na ma te aussi lépp vraiment daal c'est important sama xol fees na te di leen gërëm bu baax a baax